ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision Futurs Médias dellu si nañu di leen nuyu am mbégte ànd ak yéen ci seen émission Faram Facce àllarba la ñu koy def ci waxtu bi muy émission boo xam ni en direct la li ko tax a jóg xanaa baamu la xam ngeen ko wàllu politique ñu faram fàcce ko waxtaane tolluwaayu réew mi loolu mooy li nga xam ni moom moo yëkkati émission bi gannaaw bi ñu leen nuyoo tey nag suñu gan Mame Mbaye Niang la moom nag jëwriñ la nekk chef de cabinet ca présidence de la République ñu am mbégte recevoir ko tey mbokk yi ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. Papa Ngagne maa ngi lay fay di nuyu tamit suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. dëgg la di la remercier tamit ci invitation bi. jërëjëf Mame Mbaye waaw dafa am tekkaaral nag bu ñu remarqué lu yàgg ci sa comportement te xame wuñ la ko woon Mame Mbaye depuis l'avènement ngeen nekk au pouvoir même bien avant sax. ci ñi nga xam ni au front lañ leen doon gis. ñoom ñooy dem au charbon wax dëgg yàlla loolu lañ daan gis. dañu gis benn accalmie totale ci diir boo xam ni mosuñu ko gis. loolu vraiment bëggoon naa nga wax ñu lan moo ko indi. waaw jërëjëf Papa Ngagne jàpp naa ni jot naa ko wax ci benn émission mais ci tubaab la woon du accalmie preuve bi mooy tey maa ngi nii toog fii di wax ak yow ci émission bi comme ni nga ko waxee ci wàllu politique la dafa am ay barab yoo xam ne boo fa nekkee dafa am rôle booy jouer maanaam ci misaal ñu mën ko wax ni que comme équipe football defe naa équipe bu football bu ñu jëlee équipe nationale du Sénégal buñ tegee ku mel ni Sadio Mané wala ñeneen ñi ci kanam pour ñu dugal la buñ tegee milieu yi pour ñu assurer milieu bi la buñ tegee défenseur pour mu nekk défenseur la buñ tegee gardien de but pour mu garder but bi la. wax nga ko xëy na bi ñu nekk opposition ci la nga ma gën a xamu ci lañ soog a xamante sax peut-être ba nga mën a wax engagement mais boobu damay fàttali ni que secrétaire national chargé des jeunes APR laa woon. ku wax ay jeunes ci parti xam ni que ñoom ñooy jiitu ci xeex bi ma duggee ci gouvernement bi tamit ministère de la jeunesse lañ ma joxoon ministre de la jeunesse ci biir gouvernement moom mooy barrière bi ngay njëkk a jot balaa ngay egg ci premier ministre sax bay egg ci président de la république ma jàpp ni que boo ci nekkee am na taxawaay boo war a def waroo cee xool nan nga mel sa photo ndax rafet na wala rafetul xeex bi maanaam yaa koy yanu boobu mooy bi ci topp beneen bi ci topp membre gouvernement dafa am taxawaay bu mu war a am tamit parce que ñooñu le président tànn jox leen ay kuréel ni leen sama yéene ci réew mi lii la nii laa bëgg ngeen doxale ñooñu ñoo am responsabilité jiite xeex bi parce que xeex la explication la wax weddi tuuma firnde noonu lay fi tëdde tey jii nii nag xëy na fi ma nekk foofu wax ju bari waruma. d'accord parce que président de la République loolu li nga wax ni dafa am fu ñu ko bind est-ce que dafa am ci règlement intérieur bu ñu bind ci gouvernement que chef de cabinet wax ju bari waru ko est-ce que dafa am dafa am lu ko légiférer. mais bien sûr. waaw doo xam fan lañ ko légiférer. mais dañ ni que c'est le gouvernement qui met en œuvre la politique du président de la République. waaw amul benn pàcc booy jël ci ñi ñu dundee ci amul jëwriñ buñ ko dénk ci gouvernement bi. tey jii non c'est-à-dire li ma la laaj ak li ngay wax bokkul dama la laaj parce que dama la laaj sa tekkaaral nga jox ma justification ba presque joué nga fi football. mais man waxuma loolu. li ma wax mooy dama bëgg a xam. ndax dafa laale ak génne bu ñu la génne ci gouvernement bi nekkatuloo ministre. nga am ci lu la naqari nga rangé wu nga ni kat man li ma doon rey sama bopp jaru ko. parce que itam toujours yaa ngi rey sa bopp nga gis ni am na ñeneen ñoo xam ni jox nañ leen portefeuille. yow paritu. est-ce que laalewul dara ak loo xam ni lu personnel la. non xam nga bu fekkee ci wàllu joxe cër la. wax dëgg yàlla li ñu ma jox ak fi ñu ma féetale moo ëpp prestige moo ëpp jàmm moo ëpp nooflaay ca ci ngay gën a mën a sax doxal sa xalaat parce que bu ñu nëbbantewul régime présidentiel lañ nekk régime présidentiel ki nekk ak président wax dëgg yàlla moo téye nguur bu fekkee nekk ci xalaatu nit ñi ni ñuy téye nguur la fi ma nekk moo gën fuuf nekk membre gouvernement parce que doo xëy
ca gisoog président doo xëy ca waxoog président et dina am yenn yoo xam ne yaa koy def mais dafa di munoo nekk ci ginnaawu kilifa mu nommé la ministre chef de cabinet même en terme de confiance bu fekkee ci kóolute lañ ko teg poste boobu mu ëpp kóolute sax nekk ci biir gouvernement dafa di xëy na nit ñi ñoo tàmm di ma gis ci loolu dama jàpp ni que sama rôle laa doon joué moo tax ma wax la ci misaal ni la bu ñu dugalee attaquant li ñuy xaar ci moom du mu défendre. d'accord mu dugal but la. ok bu ñu dugalee défenseur li ñuy xaar ci moom du mu dugal but bu dugalee ñu jël de waaye wax dëgg yàlla mooy. défendre ok d'accord laalewul dara ak li ñu la daxee ci gouvernement bi mën nañu jàpp loolu. ndax itam laalewul dara ak coow Prodac. non nga xam ni peut-être nga retiré wu dina am lu mu ci indi ci stratégie boo xam ni peut-être dina mën a. non dina ko mën a fay. nëppal ko coow Prodac. yàlla def na ni que coowul Prodac bi ma ciy njëkk a wax ci sa émission laa ci waxe et yàlla def na ni que tamit bi muy njëkk a commencé leer ci sa émission la leere parce que xëy na man salatul sax ma ciy wax atum lëmm jël nañ ko diiru atum lëmm. kenn ñemewul wax nag moom moo jël parce que ku wax ni moom moo jël ñu dem tribunal juróomi journal ñi ngi maanaam ñoom ñi ngi tribunal fi njëkk a commencé mooy marché bi ñu signé DCMP signé wu ko. ñu génn ni DCMP signé na ko. ñu teg ci ni ARMP signé wu ko ñi xamul woon dañ xamuñu woon ni que ARMP signé wu ko li féete kaw ARMP moo ko signé. non laaj bi du ngeen di leeral rek ndax laalewul rek laay wax parce que loolu moom je pense que loo ci leeral leer na wax dëgg yàlla. waaw mënta dama lay expliquer. ñu jóge ci loolu. ñu ni non 29 milliards yëpp la yóbbu. fii la directeur u Prodac ma koy remercier ci honnêteté. Pape Malick. et fii la ko waxee. ni man ak moom sax ci politique déggoowuñu. noonu la ko waxee waaw. mu ni la ni ma ko foogee woon ak bi ma ñëwee xool ko wax dëgg yàlla du yàlla dafay mel ni yàlla ak yaali. mu ni 29 milliards yi ñu doon wax man ci laay liggéey ba léegi donc ku ñuy jiiñ 29 milliards. ok nga nangu summi sa veste nii man nangu naa ñu dem àtte ma. ñu koy ruumandaat parce que kenn ñemewu ko ku ko wax ci kaw ñu dem tribunal c'est-à-dire ku jóg daal ni moo def lii ñu dem ñu toog ba tey alhamdulilah ñu ni 29 milliards yi feeñ na ñu ngi ciy liggéey donc coow loolu mënta doon coow loo xam ni daf lay affecté ci sa carrière dafa di li ma la wax. bañuy commencé mais non Mbaye mun coow boobu mënu la bañ a affecté ci sa carrière nag ay lay yéwén parce que fu ñu nee mbay ni Prodac waaw mais ñi ko doon wax tey waaw non loolu moom mënu la bañ a affecté aussi ci sa papa ngay waaw fu ñu ni mbay ni Prodac waaye fu ñu ni moo jëloon ni xaalis ba feeñ na xam nga xaalis buñ ni feeñ na ñaara mën a nekk nit ki da ko faa delloo si xaalis boo xam ni fañ ko tegoon yow sa signature jëlu ko fa yow dénkuñu la ko ñu mën a wax ni que yaa ko dem jël tey ñu mën a wax ni que noo feeñ na ba ñu ngi ciy liggéey ñi am xel mosoo dégg ku xam état ku xam audit ku xam nu finance di doxe taxaw ci wax amul. donc loolu Birahim Seck avancé na ci livre bu leer boo xam ni wax na ci loo xam ni dooma ni xamul état dooma ni xamul nu finance di doxe wax dëgg yàlla da nga bëgg rek ma wax la sama xalaat nit di nga ko naw yaakaar ni dafa xam mais li mu wax xamu ci dara et firndelante ni que li muy wax lépp li ci des ku yebbu bàyyi ci xel parce que li muy wax benn xamu ci dara ñaar bu xamoon du ko wax ñett bu amoon firnde génne ko. d'accord ñeent bu fekkoon li mu wax dëgg la kon nit du toog ci sa émission. ni xaalis bi lii laa ciy def maa ngi inauguré. d'accord beneen considération la. d'accord loolu bu ñu eggee mën nañ ko wax non je pense que loolu moom c'est juste rek parce que bu ñu gisee Mame Mbaye Niang ñu xamoon ko vraiment ci défendre le gouvernement xamoon ko ci défendre le chef de l'État ñu toog gisatuñu ko. mu coïncider ak coow Prodac bi bëggoon naa xam. ak aussi nga génn ci gouvernement bi ndax ñaar yooyu benn moo tax nga dem beru toog jàpp sa njàmbur. d'abord wax nga ma aussi que gouvernement dafa am ñoo xam ne ñoom la ñu fal ñoo war a dugal ñi war a dugal donc ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu war a dégg ñoom la ñu war a gis suma juumul ñoo war a défendre aussi suma juumul alors kon est-ce que loolu am na est-ce que tey ci seen gouvernement ñi nga xam ne ñoom la ñu fal pour que ñu défendre le chef de l'État est-ce que ñooñu ñi ngi ci seen rôle xam nga parce que bu ñu demee ba yow nga war a mën a génnaat wala keneen war a mën a génnaat est-ce que ñoom ñi ngi jouer seen rôle pour yow. non mooy li ma la wax gis nga xam nga nekkoon ci barab tey jii nii ñu nommé la chef rédaction bi. nga xëy ñu jëlee la ci rédaction bi xaw ma beneen poste ban moo fi am ñu yóbbu la fa. boo continuer di def liggéeyu chef rédaction kañu fal dina ni kii amul xel
ba mu fa nekkee dama kaw bàyyi mu liggéey tey nekkatu fi man maa fi nekk mu bëgg a continuer di ko def man du ma doxe noonu mënuma doxe noonu mais lépp lu ma fu ñu ma teg. mais lan nga bëgg a wax ministre de la jeunesse nga bëgg a waxal. non mais du man nekk mujj ma nekk ministre de la jeunesse. ministre du tourisme nga bëgg a waxal. mujj ma nekk ministre du tourisme c'est-à-dire membre gouvernement dafa am taxawaay mais munoo cee bokk naan du ma ci taq wóorul nii fii fal la dugg. gérer sa personne. gérer sa image yu bopp. dama jàpp ni que gérer sa image yu bopp. waaw xam nga. waaye la yéen loolu lañ fi gis nag. waaw bu fekkee loolu. ay la yéen loolu lañ fi gis. waaw bu loolu ay ministres yoo xam ni seen image moo leen gën a intéressé que image yu président wala image yu gouvernement. loolu ku ci nekk ci loolu. nekkoo ci dëgg nekkoo ci ngor nekkoo ci jub. nekkoo ci fay kóllëre parce que ñi ñu tànn. dàq ñu fi mais parfois nag aussi parfois aussi taq ci loo xam ne aussi doo ko mën défendre. parfois aussi maandu da koy gën. déedéet man. défendre l'indéfendable aussi maandu da koy gën ay la yéwén. Papa Ngagne waaw ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni réew mi bi ko président jëlee. ak léegi defuñu fi amul defuñu fi lu tax ñuy nëbbatu wala ñuy daw lépp luñ fi def lépp lu fi président de la république def nit ku dal ku conscient. ku engagé war nga mën a toog expliquer amul dara luñ fi def coow yi ngi fi dégg yëpp comme coowal Prodac bi la et yëpp coow boo fi dégg commencé nay leer amul waaw jël na fii 29 milliards waa noo jël nañ fii pétrole lépp ay leer parce que ay sos yàlla suñu borom moo def ni que mën nañ ko dox nii de mu metti mais bu yàggee rek leer Pape Malick Ndour ñu bari dañ def ni man la remplacer man maa nekkoon Prodac. moom koy remplacer wu remplacer wu ma pourtant ka fa nekkoon. mënoon na def li Pape Malick Ndour def ka fa jiitu mënoon na ko def mais defu ko mais noonu la leen yàlla binde dama koy nangu. ah mais la leen fa jëlee sa loxo da cee setul moo tax aussi. la leen fa jëlee Jean-Pierre Senghor. la ko fa jëlee. xam nga du moom mooy taxaw aussi di la défendre. waaw mais boobu mais nañu non man défendre ma kenn. waaw mais c'est-à-dire man bu may am ku may défendre mais wax dëgg. ki fi toogoon défendre ma et wax na li tax sax waruma défendre mais dafa wax ak aqulaay taalaam. du question défense. d'accord léegi dafa am loo ma wax nga ni ma par exemple ñàkk a jóg. par exemple mouiller le maillot ci gouvernement da nga jàpp ni ñàkk ngor la ñàkk lan c'est-à-dire nan nga ko. non ni ma ko tënkee dama ni la. xam nga danga ni ma ñoom seen image bopp. mais loolu moo am ma ni la bu amee. ñi nekk ci loolu nekkuñu ci ngor nekkuñu ci jub nekkuñu. mais ndax loolu nii nga ko xamee président xamee na ko noonu. ndax président de la république xamee na ko noonu. Papa Ngagne naa la wax. waaw damay laaj rek est-ce que yow nii nga ko xamee yow chef de cabinet. waaw président ndax président xamee na ko noonu. mais président li mu xam moo ëpp sax man li ma xam. que ñii mu fal nii ñëpp ñu nekk ay ministres ak ay directeurs toog seen ay fauteuil toog jàpp seen jàmbur kenn du ko jéem a défendre. président xam na man de nangu naa ne xam na lu ma xamul te xam na yow loo xamul. parce que du question ni que dafa nekk nit bu extraordinaire mais tey yàlla teg na ko fenn foo xam ni bu ngoon jotee li xew ci réew mi yëpp mën na ko xam. lu Masamba def xam na ko lu Demba def xam na ko du question ni que dafa am xam-xam wala leneen. mais fi mu toog. renseignement yi la. yàlla. renseignement yi la voilà état mënoo ko jiite te doo xam yenn yi. tout à fait donc xëy na man. atte bi ma ciy am ak yow atte bi nga ciy am dina méngoo du méngoo ak moom atte bi mu ciy am et li tax du méngoo ak atte bi mu ciy am xëy na day xam leneen lu ñu xamul. ba tax mu bañ a def yenn ni bon loolu mooy en tant que président de la république en tant que président suñu parti ak kii jiite mouvance bi mais am na beneen nit boobu. beneen nit boobu ba d'habitude du question lu ñuy nëbb boo ñëwee ne ko waa mais lii gis nga diw lii la def li diw lii la def man de dama koy wax de c'est pas trahir une discussion mais li ci ëpp danaan la bàyyi naa ko ak yàlla moom xëy na foofu la toll. mais dinañ egg fenn foo xam ni nag wax dëgg yàlla umpul kenn ni que am na ñu war a liggéey ñu liggéeyul am na ñu war a défendre ñu défendrewul am na ñu war a def travail politique parce que. tamit il faut que ñu xam ne que ministère kon ñu d'accord ci benn affaire. mooy bu doon ci championnat la mais ci ñi njëkk a toog ngeen di bokk bu fekkente ni équipe de football la. nga xam ni yow ñi nga yóbbu ñi nga sélectionné. football ñu defuñu benn action. mais kon ci image rek la ñuy wax parce que loolu nga ma wax. kon mais mënuñu xaar résultat ci yéen. non xam nga. non mënuñu xaar résultat. waaw dama lay expliquer da nga jël football. waaye non. waaw non benn ute rek moo leen ute ak équipe football nañ naan la 4 remplaçants nga am. fii entraîneur bi mën na xëy
génn équipe bi yëpp dugal beneen équipe mais kañ la koy def nan la koy defee ak fu mu koy defee d'accord kilifteef googu moom la ko d'accord léegi Mame Mbaye est-ce que moom président mérité wul loolu pourquoi mérité wu ko mooy dafa am ñoo xam dafa àndoon ak ñoom dans l'APR ñu mën ci limbu ku mel ni Mbaye Ndiaye mën a wax ku mel ni Alioune Badara Cissé mën a wax ku mel ni yow mi ku mel ni Abdoul Mbow ku mel ni ñeneen ak ñeneen ñu gis ni dañu xeexoon taxaw mais tey booy xool gouvernement bi nga ñooñu doo leen ci gis non te ñooñu ñoo yoroon xeex bi ñoo yoroon lépp ak ñeneen ñoo xam mënu ma toog fii di leen ko wax. Papa Ngagne est-ce que mérité wul lii nga xam ne moom lay dund ba yow nga remarqué ko sa bopp. non c'est que defe naa il faut pas que ñu indi amalgame ñi nga lim loo ñooñu yëpp ñu ma am ci ñoom cër la parce que dañoo bokk xeex gënuñu maa xeex man parce que ñoo ma gën a xeex c'est-à-dire bu fekkee ni que ba ñuy sanc parti bi la man mën naa waat ci alxuraan ni ci juróomi nit ñu ko sanc laa bokk. ñu ci bari ci ñi nga lim dañ ma fa fekk ñii sax ñenn ñi maa jàpp seen loxo indi leen donc mu am ñuy dund ci ngor muñalante ak sincérité ma jàpp ni que sax loolu moo tax yàlla suñu boroom jox ñu nguur gi ndaxte àndu dëgg lañ àndoon ku ci nekk di indi li nga mën moom tamit muy def kéemtalaayu kàttanam ci lim mënoon ñi ci amoon ay jafe-jafe mu leen di jàppale ñi ci matul woon mu leen di jéem a mottali ci moom li mu mën ñu ànd dem uti nguur gi bi ñuy àndi uti nguur gi waxuñu woon ni que dañuy pàccoo yëf yi waxuñu woon ni que dañuy séddoo yëf yi. mais c'est naturel waaw mais wax mais nag loolu nag bi ñuy ànd dafa am Sénégal bu ñu gisoon. waaw man damay faral di wax ni que kenn présenté wu ma ko. moom recruté wu ma man maa ñëw këram fekk ko fa ma ni ko président bon pour wax dëgg rek te yàlla tax pour wax ji ni mu waxee grand boo dee sumb dara pour réew mi man ni ma la gisee man nangu naa engagé wu ak yow am na ñu def noonu am na ñoo xam ne dañoo jóg dem démarcher leen pour ñu ñëw ànd ci cause bi ñuy def loolu dafa am Sénégal bu ñu gisoon am Sénégal bu ñu doon dund am fu ñu bëgg a yóbbu Sénégal ku ci nekk mu laaj ñi ci am xalaat joxe seen xalaat ñi am ñaar dërëm indi seen ñaar dërëm ñi am Pastef indi seen Pastef ñi am courage indi seen courage. ci noonu la ñu àndee. mais du woon ni que man premier gouvernement wu Macky Sall man bokkuma ci deuxième gouvernement wu Macky Sall man bokkuma ci nit ñi dañuy fàtte rek yéen biñ mujjee Londres dafa am ku ñëw ni ma waa yow de suñ ministre de la jeunesse bi xaw ma lan Macky Sall yow la njëkk a nommé ministre de la jeunesse man ko déedéet. man avant man may nekk ministre de la jeunesse Ali Koto Ndiaye nekkoon na ministre après Ali Koto Ndiaye du Mame Mbaye Niang moo ñëw ki ñëw Benoît Sambou la tudd man après laa ñëw après tey Pape Ndong après man Pape Ndong ñëw tey Néné Tall suba keneen lay doon c'est que ànd bi du warta nekk àndu par parlo ànd bi warta nekk ànd boo xam ni lu ñuy séddoo la bu fekkoon ni que ci engagement la rek bu fekkoon ni que ci nangoo ñeme dem xeexi la rek mais du ñoom du ma ni daj nañ lu nekk de mais ki ko jiite tamit daj na lu nekk ñun ñii nii tey man tey mënoon naa wax bu xëy na bu ma ko waxee ñun la non liñ la jox moo gën parti ci gouvernement bi mais wallahi azim buñ ma dugalul woon foofu sax xëy na tamit damay jàpp ni que jox nañ ma def naa li ma mën moom mi toog fi mu war a toog war a mën a. li ngay wax nii nga baal ma mais gëm nga ko. bu ñu la joxul woon aussi. da ngay toog gëm nii non. c'est que du yow nee nga. damay laaj rek quoi vraiment ma mbay aussi nga bañ sëlëm. non xam nga bañ tey bu fekkoonte ni tey joxuñu la dara. est-ce que di nga toog rek nga ni non joxuñu ma dara doo xalaat par exemple ni nga ci rayee sa bopp doo xalaat leneen ak ñeneen ñi nga xam ne jox nañu leen ko. te ñooñu defuñu ci woon dara. ba ñuy commencé. ay transhumants la ñi ci ëpp. xaar ma wax la. nga gis ay postes de responsabilité yi leen jox te yow amuloo ko. non li ngay wax est-ce que di nga toog nga mën ko muñ loolu yow. xaar ma wax la li ngay wax nii mi ngi doon ëpp sens ci bi ñuy soog a commencé li ngay wax nii mi ngi doon ëpp sens ci bi ñuy soog a commencé parce que bi ñuy commencé président bi mu faloo man maa jiite woon ay ndawam man la woon Abdou Mbow Thérèse Abdou Mbow yor COJER Thérèse yor maire man ma nekk secrétaire général national bi ñuy fal gouvernement ñu ñett ñëpp kenn dugg ci Thérèse lañ nommé fële man fañ ma yóbbu woon président haute autorité mu nekkoon man fi ma doon liggéey la ma doon am ba ñuy nekk opposition moo ëppoon salaire u président haute autorité c'est-à-dire cadre aviation bi ma nekkoon biir ADS salaire ba ma fa amoon mu ëppoon bi ñu ma nommé président haute autorité mas nga maa dégg ma wax mosoo ko dégg te xëy na sax boobu laa ëppoon taxawaayu politique. D'accord. Donc li may wax nii xel mën na ko nangu. C'est pour revenir ci li ngay wax. Parce que wax ji
man maa ngi gis wax ji fi mu jëm non fi ñu bëgg a yóbbu ñenn ñi fi ñu bëgg a yóbbu wax ji waaw ñii la àndaloon wax ma kan ci ñi nga lim ñii ñëpp ku ci nekk ba muy door am na fenn fu mu la teg ñii ñëpp Mbaye Ndiaye nga njëkk a lim Mbaye Ndiaye moo njëkk a nekk ministre de l'intérieur. pour ñaata weer. waaw ba déedéet. non xam nga nag aussi xam nga moo njëkk a nekk loolu la ñuy wax aussi xaaral ma wax la déedéet. tey defal ndànk rek ma wax la. c'est que yëf yi du parti gis nga borom xel yi la ñuy waxal yëf yi du parti rek. mais xam nga ni bu demee ba nekk débat rek. doy na waar non bu demee ba nekk débat rek. non xam nga doy na waar non xam nga fii. su demee ba nekk débat. non Pape ci salon yi génn dem feneen ak feneen. Papa Ngagne rek c'est autre chose. débat ba nit ñi mën a xool naan Benoît Sambou anamu Mor Ngom anamu diw anamu mais loolu kenn gisatul kenn. nga dem ci conseil des ministres nga xool. dangaa bëgg mu leer mais ay lan nga fay gis. déedéet c'est que xam nga li ñuy wax naan man du ma nangu ñu toog ñuy naatable tudd nga ñaari tur dama lay wax tey fan lañ nekk. ñi ngi fenn am na fu mu leen nommé am na fu ñu ko féete mais bi ñuy commencé ñii nga lim nii ñëpp amoon na ministre Mor Ngom jour bi ñu koy nommé man ak moom ñoo toog. ñëpp yaa ngi leen di conjugué au passé. waaw déedéet dafa ndànk. yaa ngi conjugué au passé. non conjugué wu ma au passé ñëpp yaa ngi leen di conjugué au passé. mais c'est que nañu gore. c'est-à-dire man. waaw mais d'accord mais yaa ngi conjugué au passé. non conjugué wu ma au passé kon nañ dem. boo ma dégloo di nga comprendre li ma. waaw d'accord maa ngi lay dégg ñii ñëpp. waaw bi ñuy soog a commencé. Mor man ak moom ñoo bokkoon fu ñuy liggéeyee. ok xëy na moo ma mag. ok ëpp moo ay diplôme. bi ñuy soog a commencé dañ ko nommé ministre des transports terrestres. et des transports aériens boo jëloon ministère bi Karim Wade amoon. d'accord Mor Ngom moo ko remplacé poste pour poste. ok Mor gënuma woon a xeex. ñu nommé ko ministre man ñu nommé président autorité te pourtant dàquma woon jàng. ëpp ma woon engagement ma nangu topp ci ginnaawam. d'accord ok tey ministre conseiller personnel du président de la République la. bu ko xeebal cër boobu. donc amu ci kenn ku mën a wax ni que. bi ñuy commencé mais am na ñu tegoon. mais am na tey man ni ma nekkee woon membre du gouvernement pendant 6 mois pendant 6 ans du moins tey ma nekk jiite cabinet président de la République mais suba mën naa nekki leneen. d'accord mais yëf yi du loo xam ni. d'accord et puis mënta yem ci parti bi rek. ok d'accord on est obligé coalition benn lañ nekk. ñaar mënta yem rek ci coalition bi ñett Sénégalais yëpp dañ cee bokk même opposition bi ku ci mën dara dañ laa war a dem jëli indi la. noonu la ñuy téye réew. man say plateau laay toog débattre naa fi fii ak nit. ñu wax ba pare ma nangu ni que kii li muy wax amal na njëriñ réew mi. ma ne ko man de bu ma mënoon a dox sa diggante ak président nga ñëw parce que amal nga ñu njëriñ parce que naw naa la ci li ngay wax donte ànduñu. mais nit da ngay dëggu. d'accord et problème mu réew mi la. buñ ko yemalee ci parti après bëgg indi naan noo war na kii léegi li nga wax. daf ci am solo ñi nga xam ni ba ñuy xeex nekkuñu fi wala ba ñuy xeex ñi ngi woon ci leneen ñooñu ñoo war a am ngoru bu leen woowee ni leen kaa leen ñu liggéeyee réew mi ñu bañ a am beneen xalaat ci ginnaaw. buñ ko defee rek goree dinañ. d'accord te ku ko ci def parce que sànq wax naa la ko bari na ci lu ciy am président xam na ko. bari na lu ñu ci di def xam na ko day toog noppi suba. bu ci dara amee ñu beddi la génne la fële parce que dañuy tardé wala dañu bu say mbokk wax dañ la wor wala dañ la utiliser bu ñu fi waxate tamit naan ay technocrate ak ay loolu parce que loolu mooy escroquerie politique bi gën a rëy. mooy ay affaire technocrate da ngay bokk ak nit classe mu jàng def cycle ingénieur ngeen bokk même classe ngeen def cycle ingénieur moom bu xëyee dem liggéey bu wàccee dem toog ci wetu jabaram jël ay doomam. yow nga dem politique yow nga dem politique. ñoom ñu wax ko technocrate yow ñu wax la ñoom ñu tuddee ko technocrate yow ñu bëgg la tuddee. politicien te yow sa engagement ci njëriñu réew mi la. donc bu ñu naxante li nga wax nag man du ma nit kuy déglu ay débat ak ay discussion de salon parce que gëm naa ni ay débat ci ay télé rek la yam ak ci rajo ça ne reflète pas la réalité sénégalaise. la réalité sénégalaise mooy li ñuy wax fii nii xëy na benn pàcc Dakar la yam ak lu ay nit yu toog seen salon waruñoo mën a wax pour impacter baykat bi. d'accord donc man noonu laa gisee. d'accord léegi Mame Mbaye da nga wax ni défendre président yomb na. ci kaw Guy Marius Sagna. ndax jàpp nga ni mën na yomb. ci cas boo xam ni tey ñu profité ci sax souhaité ko joyeux anniversaire 29 janvier. moom Guy Marius Sagna mu nekk ci kaso bi daanaka def na 2 mois. ci koo xam ni
li mu def moom la ñu gisoon yow nga def ko ci barrières yi nekk ci assemblée nationale. image yi ñi ngi fi dara fekku la ci. nga dem taxaw la nga amoo ci barrières yi xeex def li ngay def. mujjul fenn. kooku ñu jàpp ko tey def ko ci kaso bi. jàppandoo ko ak ay nit ñu bàyyi leen moom cundung tey mu nekk ci kaso bi. information yi ñu am mooy dañ ko isolé ci espace boo xam ne ay terroristes ñoom ñoo fa nekk depuis ñu jàpp ko 2 mois lu mat fukki nit demuñu seeti ko. loolu ndax mën nga ko. argumenté ndax mën nga ko défendre ci réew mu ñu ne démocratie la ak liberté. Papa Ngagne di boole da ngay méngale lu mën a méngoo benn man image yooyu ngay wax 23 juin la woon. ok. musuma nëbb musuma koo miim dem nañ sax ba wax naan non ay ministre bu daan buy taal pëna buy nangu ne ko dafa taal pëna loolu man du lu ñaaw ci sama def-def parce que dama cee tolloon. doon ndaw jiite ay ndaw ñuy bañ ca lañ doon bañ démb moom la ñuy bañ ba tey ba ñuy dem taxaw 23 juin di bañ ñu voté loi bi benn bi ci njëkk mu li tax man la du benn bee da nga ni palais de la république bii nga ni assemblée nationale ba ñuy dem taxawi assemblée nationale projet de loi lañ doon xeex projet de loi boo xam ni. bul fàtte ni ñaari bay pouvoir lañ. waaw mais xaaral rek moo exécutif ak législatif. kon xam nga ni bokkul. non xam naa ni bokkul mais bu ci ne pouvoir la aussi. waaw mais xaaral dama bëgg nga bañ nga dama bëgg nga xam ne bu ci ne pouvoir. xaaral rek man dinaa wax. man la ma fa yóbbu woon. ok après nga wax. ok li yóbbu gii ci palais bi. ok ma ni ba ñuy dem palais. di organiser wu di bañ. projet de loi boo xam ni da doon défigurer da doon dénaturer da doon yàq démocratie sénégalaise ba abadan mooy est que ñu mën a fal président ci 25% mooy ñu jël mën a dama jàpp ni que xëy na da nga koy wax rek parce que. non allez-y non mais waxal. est-ce que comprendre mën nga comprendre. ni que démocratie sénégalaise dem ba ci 25% au premier tour mën na fal président loolu nga def ni yanu na maanaam mooy téeméer boo jël. non xeex boobu romb nañ ko acte bi la ñuy wax. fee waaw déedéet. Mambay ci fee yi la ñuy wax. mais fee yi. man acte bi non moom laa la wax benn nee naa la bañ koy def. waaw lii moo taxoon ñu def ko loolu bu amaatoon tey ñu demaat ci gris yi mais loolu amul ngay palais terrain militaire la assemblée nationale du terrain militaire. Assemblée nationale pour peuple sénégalais yi ñëpp a ko bokk ñëpp a fay dem palais terrain militaire la c'est le chef suprême des forces armées moo fa dëkk c'est le président de la république moo fa dëkk bu doon beneen dëkk ñaanu moo ko yàlla mais musiba mën na cee am. non Mbaye man foogoon naa nii nag. du benn non man foogoon naa nag. du benn au moins sax loolu di nga ci galant. non quand même ci le cas de Guy. parce que combat bi nga xam ne yow mën nga ko. bu Guy demoon la mësu enchaîné boppam. non xuma loolu. non dama ni bu demoon enchaîné boppam ci pouvoir législatif assemblée nationale xëy na sax du ma ci wax dama naan non kii day xeexam nag am na droit dem taxaw pour que projet de loi bi même bu ci d'accordul mu wax xalaatam. mais du benn dem songu policier yow tey dem boo songee policier léegi boo daggee bu tawam la loi claire. mais Mambay bi ngeen di dem assemblée nationale. pour songu député yi la. ay élus lañu. déedéet kenn duggul assemblée déedéet. Papa Ngagne image yaa ngi fii boobu xaw ma ban télé nga nekk sa télé yi dañ koy fii wane bi ñuy dem. C'était pour créer une pression populaire pour que ñu bañ a voter projet de loi mais xam nga ni aussi daf ngeen acte bu am solo mais acte démocratie bu am solo itam boo xam ne ba tey mi ngi des ci askan wi loolu itam mën nañ ko saluer ci président de la République bi fi nekkoon muy Abdoulaye Wade joxe autorisation pour nit ñi mën a def seen marche dem ba Assemblée nationale do autoriser wul woon marche non defal ndànk c'est que ñuy wax aussi li am baax na président de la République bu jamono jooju ministre de l'intérieur bi muy autorisé wul woon marche rassemblement la autorisé devant l'Assemblée nationale mais en 2 parties. waaw mais benn la rek. waaw non xaaral rek non mais baax na. mais c'est que déedéet c'est que. xam nga non dafa am président bu fi nekk dafa am président bu fi nekk. bu ñu maslaa 19 avril ñu bëgg ko def. mais mu quadriller Dakar kenn mënul dugg kenn mënul génn. nañu wax li am mooy est que arrêté Ousmane Ngom boobu ci jamono yooyu la. li président li ministre de l'intérieur autorisé woon mooy en face assemblée nationale ñu xaaj ko ñaar ñiy jàppale projet de loi bi taxawee ni ñiy jàppale
ñi bañ projet de loi bi taxawee ni yàlla ci suñu borom ak engagement peuple sénégalais ñoo def ni que ñi ñëw pour bañ projet de loi bi mu ëpp fuuf ba ñeneen ñi mënoon ci foon taxaw. d'accord loolu mooy dëgg. waaw d'accord léegi Mame Mbaye est-ce que mën nañ ñëw ci détention bi nga xam ne dafa inhumain ci nit. non. isolement bi. xam nga visite bi. mënuñu ko may ay nit c'est-à-dire est-ce que loolu c'est pas est-ce que loolu. est-ce que loolu loolu xel war na ko mën a xalaat fii ci Sénégal. non c'est que ak nit ki lu mu mën a def. c'est-à-dire amul kenn kuy dugg kaso ñu yéene la ko loolu mooy benn ñaar détention bu inhumaine man peut-être mënuma ci wax xam nga lu tax mënuma ci wax parce que déjà dossier bi mi ngi ci justice mi ngi ciy wax. loolu mooy benn. xaaral boobu yomb na ko non xaaral mais léegi xanaa di nga mën a wax ci nit koo xam ne dañ ko jàppandoog daanaka ay nit yu bëri. mais ñëpp dem ñibbi seen biir kër. moom mu des toujours ci kaso bi mais loolu. mais est-ce que Rebeuss moom rek moo fa nekk. non waxuma la moom rek moo fa nekk. mais ba mu fay dem ñoom fa àndaloon moo tax may wax. yeneen bi muy dugg Rebeuss. waaw mais est-ce que xaw ma c'est-à-dire bugguma wax lu ma xamul mais dañuy d'accord ci benn ni que du moom rek moo nekk Rebeuss est-ce que moom rek moo fa nekk. est-ce que Mame Mbaye est-ce que dañ ko fekk këram. Rebeuss dañuy paqueté nit ñi kon xam nga ni moom rek nekk fa. loolu. Rebeuss dañ leen di paqueté. waaw loolu nguur gi am na responsabilité. bépp démarche wala bépp financement bu ñu mën a def pour améliorer je pense que ni que mën nañ ko def ça conditions yi lu mu gën a humain moo gën mais dama ni xëy rek fekk ko këram dem jàpp ko ñeneen ñi ñu bàyyi mais gisuñu leen ñu dem songu policier bi. voilà mais moom xëy na moom man de image yi ma gis moom moo dem di xëccoo ak policier bi nee naa la Papa Ngagne yow mii boo génnoon fekk policier nga dagg bouton yoon day dal sa kaw ci kanam tuuti di nga ma wax waxi kaaraange ñiy sàmm kaaraange gi ñooñu la loi daf leen protéger pour ñu mën a def seen liggéey donc dañ bàyyi yoon def liggéeyam. ñeneen ñi ñu bàyyi tànnul ñu leen ci coobare man gëwuma ni que dañuy singali Guy Marius Sagna non gëwuma ko. wax nga léegi ne loi bu mu doon xeex. bu amaatoon nga xeex ko. mais li muy xeex tey. muy askan bu toog rek ñu waxoon leen courant bi dafay wàññeeku ñu xëy yokk ko. parce que ba ñuy xeex loolu itam. loolu mu nekk xeex boo xam ni xeexu askan bi yëpp la parce que yokkute courant bi mais ñëpp a ko yëg te yokkuñu ko ndànk dañ ko yokk ba mu sës. xam nga loolu nekk xam nga ñëpp a koy yëg déjà nañ tàmm di wax yëf yi nan lay demee. ak ni mu demee bokk na ci tey jii nii mu laaj man ma jàpp ni que war naa wax parce que niñ koy waxee ak ni mu demee du benn dañuy wax rek ca yàlla tax xam nga nee nga ñëpp a ngi koy yëg man nee naa la am na 650 000 foyers sénégalais yoo xam ne yëguñu yokk bi ñu koy yëg mooy ñi mel ni yow ak man ñu bokkul ci tranche sociale bi. ñi nga xam ni seen kër am na ñaari climatiseur garage bi ki électrique la micro-ondes la ñuy tàngale ndox mais kooku dañ ni liñ ko doon subventionné dañ koy wàññi mais ñi ngi wax yokk courant bi. mais 650 000 yooyu nan nga ko mën a justifier. mais loolu dafa yomb aussi Mame Mbaye. 650 000 mais man gisuma kenn ku ne sama courant dafa wàññeeku. wala gisuma kenn ku ne li ma doon fay laay fay ba tey. man li may gis yëpp non Mame Mbaye est-ce que gis nga ku la ni li ma doon fay laay fay ba tey. est-ce que gis nga ku la ni sama courant dafa wàññeeku. sama courant dafa yokk ngay dégg. kan la courant mi yokk yow sa courant dina yokk parce que sa kër bu amee ñetti climatiseur ñaari micro-ondes ñeenti télé say doom di yónni ci PlayStation booy fóot sa yére machine à laver nga koy fóote mais sa courant dina yokku te jàpp naa ni boo mënee am loolu waruñu la subventionné Papa Ngagne xam nga kañ la ñu subventionné ki nga xam ni juróomi lampe la am ñaari télé ak benn frigo ki nga xam ni bu weer deewee. mais kooku mooy kan kooku mooy tranche mais anim kooku mooy kan. kooku mooy tranche xanaa kooku fantôme la. mais kooku mooy tranche sociale bi li ma lay wax ni am na ñu koy dund. non waaw loolu laa lay ñaata sénégalais ñoo am li nga am. ñaata sénégalais la seen kër am ay climatiseur ñaata sénégalais la seen kër am ay machine à laver ñaata sénégalais ñooy raxasi seen i ndab ci machine à vaisselle ñaata sénégalais ñoo am ay porte garage électrique ñaata sénégalais ñoo am ay appareils yoo xam ni xëy na am na ñoo xam ne ñooñu lañ wax ni duñ leen subventionné nga ni ma tranche sociale bi ñaata la concerné man la 650 000 sénégalais la concerné. mais man la xanaa ay fantôme la parce que mosuma ciy gis kenn mosoo ci gis kenn kenn mosu ci gis kenn. boo jëlee sa facture ca loolu sax dama jàpp ni que Sénélec daf ko war a corriger parce que boo jëlee sa facture nga dépensé 4000 mégawatts 4000 kilowatts du moins mais tranche sociale bi dañ lay wan dañ naan la consommation bi de 0 à 150 90 lañ la koy jaayee de par dañ lay jox étagé bi. dañ lay jox niñ ko étagé. mais loolu moo am ca loolu bi mu amee expliqué nañ lu tax mu am. nee nañ la budget bi c'est que il faut que ñu xam lenn
courant bi avant ñu koy yokk wàññi nañ ko ñaari yoon nit ñi nañ delloo si seen xel xool kilowatt tranche sociale bi ñaata la doon jar 2012 ak ñaata lay jar léegi juróom-ñetti at munoo ci wax ni ko yokk nañ ci ñaar dërëm wàññi nañ ko ñaari yoon courant bi wàññi nañ ko ñaari yoon deuxième wàññi bi 10% yi même industriels yi daf leen touché parce que président dafa bëggoon booster compétitivité bi Papa Ngagne boo ko waxee ñu ni la lu fi amoon la 2012 bu ñuy ñëw courant buy xuy xamaj lañ fi fekk. waaw mais waaye cherul woon. waaw non lan. cherul woon. déedéet xuy kamaj la dëgg la waaye egguloon fi mu egg aussi. déedéet non Papa Ngagne bul wax loolu nee naa la wàññi nañ ko ñaari yoon wàññi nañ ko ñaari yoon bu njëkk bi ay 7 et quelques pour cent deuxième bi 10% après bi yoon ñu yokku 10% ci tranche yu supérieur tranche sociale bi loolu moo am. ci juróom-ñetti at Berlin ba ma jógee dañu yokk courant bi Londres dañu yokk courant bi parce que courant bi li ñu koy produire base bi carburant la carburant dépendrul ci Macky ci président Macky Sall moo ko yokk ak ay kii dafa am ay dëkk yu produire mu am contexte buy définir prix bi am ay enjeux yoo xam ne bu lii amee bu Moyen-Orient bu donc loolu moo koy définir loolu moo am li ñu war a xam mooy est que yokkuñu ko subvention c'est-à-dire lu état bi daan supporteel consommateur bi la état bi budget la am bu ñu nëbbantewul. donc état bi moom mënatul subvention non état bi moom mënatul subvention. état bi moom mënatul subvention. état bi li mu décidé. waaw état bi. c'est-à-dire état bi moom mënatul ñu d'accord rek aussi. du ma wax sax état bi dama naan. waaw président moo décidé ni que subvention bi dafa am feneen fu ñu koy yóbbu pour mën a maintenir ak yi ñu am. ak yi ñu am mooy. dañuy fay 30 milliards. wala léegi sax xaw na ko ëpp ay bourses de sécurité familiale dañuy soutenir CMU dañuy fay ay carte égalité de chance yooyu ay filets sociaux la yoo xam ni li muy impacté ci ay sénégalais mat na 4 millions de sénégalais yoo xam ni day laal directement ci seen dund loolu dañ ko war a maintenir dindi loolu. léegi da ngeen koy jëlee ci askan bi delloo ko ci askan bi. mais defal ndax déedéet. non da ngeen koy jëlee ci ñiy fay courant bu cher bi. delloowaat ko ci ñeneen ñi dañ koy jël ci ñi ëppale. amul feneen fu ngeen ko mën a jëlee. mais attends fan lañ ko mën a jëlee nee naa la état budget lay doxe ñun tey mën nañ wax bi may mujjee ci gouvernement bi liñ daan collecté ci ay taxes 1700 milliards la genn wàll gi 800 milliards yi dañ koy fay ay salaire fonctionnaire 700 milliards yi dañ koy fay ay service à la dette ñaata moo ci des 100 milliards li ci des partenaires yi ñoo koy indi ñu dem lebi pour mottali budget bi 4000 milliards c'est que bu ñu nëbbante bu ñu naxante. waaw waruñu nëbbante moom. waaw bu ñu nëbbante bu ñu naxante xaalis bi kenn luxasu ko jëlee ko ci lii la yóbbu ko ci lële jàppale ay sénégalais moo am ci mbay mi ren. 32 milliards yoo xam ni da daan le président économisé ci mbayum gerte bi pour que ñu mën a am résultat yi ñu am na ñuy wër di wax naan non xaw ma am na ñu ko sañ a wax naan non campagne bi doxul ren gerte amul lii amul mais. non loolu moom kenn waxu ko. waaw déedéet si. gerte amul kay kenn waxu ko. déedéet am na ñu ni gerte amul xanaa kay bu ñuy wax ci njëg gi leen gouvernement bi imposé pour ñu jaay ko. ñuy wax te taxul ñu. gouvernement bi imposé wul njëg. gouvernement bi. non nee na au-delà de 210 francs xaw ma. voilà gouvernement bi def ni 200 dañu fixé 210. waaw du gouvernement bi sax benn commission la. parce que nit ñi aussi dañuy indi amalgame commission bi ñëpp ay toog ñu fixé après jox gouvernement bi validé ak président de la république commission bi moo xëy fixé ko 210 imposé wuñ benn baykat ñiy produire huiliers yi ñoo commencé woon di tiit ni que ñoom gisuñu luñ jënd parce que chinois yi jënd nañ. mais chinois yi liñ jëndee mais c'est entre ba kilo dem na ba 300. am na ñu jaayee 350. bien sûr léegi ñu bëgg a wax naan non usine diwlin yi dañuy tëj 1500 emplois ñaata baykat ñoo fi nekk. ñaata baykat ñoo fi nekk. Sénégal pratiquement 70% wu nit ñi ci bay la ñu kii. ñooñu ñooy tranche sociale bi xam nga ñooñu ñooy tranche sociale bi nga doon laajte mooy ñi nga xam ni ci 3 mois la ñuy liggéeyee luñ dunde at benn hectare la ñuy bay am ci 800 kilos gerte dem jaay ko moom la ñuy dunde at. bu xaalis bi dee waaj a jeex ñu jël seen benn doom wala seen ñaari doom yónnee Dakar mu ñëw liggéey si ñooñu amuñu climatiseur ñenn ñi amuñu làmp ñooñu li ñuy dundee ci ñetti at lañ koy ñooñoo jar a jàppale et ñooñu la ñuy jàppale
mais mënuñu jàppale Papa Ngagne bi nga xam ni. non bàyyi Papa Ngagne yow tam Mbaye waxal keneen rek. Papa Ngagne moom ay la yoon nag bàyyi Papa Ngagne yow laa jàkkaarloo. waaw mais yow laa jàkkaarloo donc yow laa mën a wax. boobu léegi yaa ngi wax ay. yooyu nga ci wax waaw déedéet xam naa ni mën nga waxal keneen rek. voilà waa keneen ki may wax. voilà mënuñu jàppale Youssou Ndour. waaw mënuñu jàppale sama xarit Youssou. Youssou tam bàyyi jàmm. déedéet du ma ko bàyyi moom dina nangu ma wax ko. mënuñu jàppale sama xarit Youssou Ndour bi nga xam ni saalam daf ko climatiser néegam daf ko climatiser doom néegu biraan daf ko climatiser kooku am na lu mu fayee courant kooku duñ jël subvention wu état bi di ko def ci te ko teg ci courant loolu mooy dëgg. ok bu ñu fekkoon ni que ki ma la wax léegi dëkk fële nga xam ne ci bay ñaari lampam la am wala sax amul courant ñu yokk facture am loolu bu boobaa ñu ni dañoo nekk. d'accord léegi Mame Mbaye loolu c'est important dégg naa li nga xam ni wax nga ko ci courant bi yëpp man aussi ba tey damay jàpp ni tranche sociale boobu tranche bu fantôme la parce que doxuma ba daje kenn ku ne suma facture wàññeeku na léegi loolu moom. mais duñ ci demaat nag léegi Mame Mbaye ñooy sa xarit ak ay ñu biraat ñooñu ngay fréquenté ñooñu xam nga man maa ngi dëkk dans la banlieue maa ngi dëkk Pikine laa dëkk. waaw mais déedéet non dama lay wax rek kon bul ma wax ay Massamba sama xarit ak keneen ak keneen fi ma dëkk samay xarit ñu ngi fa léegi xam nga lu ma la bëgg a wax man dama ne la gisuma kenn ku ma ni suma facture courant wàññeeku na loolu la kay leer na léegi may ma ñu dugg ci leneen s'il te plaît waxuma ni que dañu wàññi courant bi fii Papa Ngagne waxi wàññi tranche sociale bi nga wax laa gisul mais dama ni la waxuma ni que dañu wàññi tranche sociale bi li ma la wax dama ne la yokk bi laalul tranche sociale mais laa la wax ni tranche sociale boobu laa gisul kenn laa la wax ku ma ni ku ci ne ci ñoom lañ man la ma gis ñu ma koy wax mooy sama facture dafa cher xaw ma fu ma koy fay déedéet Papa Ngagne ñi ci doon fo sax jël seen facture photo ko dugal ko Facebook gars yi bi ñu expliqué fi mu jaar ñoom comprendre na. d'accord léegi Mame Mbaye leneen yokk na muy diwlin bi. loolu moom mooy li nga xam ni aussi lu bettaate la. mënuñu ko woon xalaat. dégg naa ñi nga xam ni ñoo nekk ci commerce extérieur ñu wax ni parce que bateau yu war a indi diwlin bi dañu tàkk ak détails yooyu est-ce que fi ñu jëm ñun jëmuñu ci inflation. non déedéet xam nga tamit bu ñu dégg ni teel rek ni dam. waaw mais c'est important aussi ñu xam fan lañ jëm. économie bu normal inflation mën na yegg ba 2%. loolu at bu nekk yëf yi mën naa yokk ba 2%. loolu mooy dëgg loolu mooy marché nee naa la effort yu bari le président def pour que entre 2012 ak 2019 ñu bloqué prix yëpp maintenir subvention yi ngay wax nii njëg li day yokk mais état bi moo ko daan ñëw dañu changer politique bi ñuy def dañoo bëgg Sénégal ñëpp am courant dañoo bëgg Sénégal ñëpp am ndox. léegi man maa ngi ci diwlin bi. waaw mais moo tax dama lay wax. man ci diwlin bi laa ne génn naa ci courant bi. non moo tax dama lay wax. non boo nee njëg bu yokku rek mooy que subvention moo fa dañ. noonu rek la njëg di yokkoo soit affaire bi day yokku fële wala ñu yokk taxe bi wala ki koy produire yokku ko. waaw mais loolu nag da ngeen ko doon campagne. déedéet non su ngeen ko campagne woon nit ñi dégg ko. mais ñu ne wéy bu ñu demee ci bu ñu gañewaatee. tranche sociale bi ñuy di subvention yi la diwlin bi nangam non loolu bu fekkonte ne lu ngeen campagne la amul problème. non li ñu campagne. bu ngeen ko campagne woon amul problème li indi problème bi mooy. Papa Ngagne da ngeen a defagul atu yàlla. alors que li ngeen waxoon nit ñi. ak li ngeen ak li ngeen di posé mais comme yàlla ak yàlla. non li ñu campagne ñun 5 points la ñu campagne accès universel la ñu campagne. accès universel ci ndox ci courant ci assainissement mais loolu la ñu campagne waxatuñu woon ne que non mbënn mi Dakar rek la ñuy faj de bi ñuy ñëw loolu moo nekkoon priorité bi ñuy ñëw régler problème courant bi moo nekkoon priorité léegi dañu wax ni que dañuy jox courant ñëpp xam nga bi ñuy ñëw 500 mégawatts lañ fi fekk ak circuit transport boo xam ni la yàlla xam baax na ñu yokk production bi. production bi mënoo ni yokk naa ko rek da ngay bàyyi parce que nit ñi ngi màgg immeuble yaa ngi tabaxu ville yi ñi ngi extendre ñi ngi tabax ay yeneen cité ñooñu dañoo soxla courant bu ñu yamee ci 1000 mégawatts yi arrêté investissement bi mais kon fii ak fukki at li ñu daloon daf ñuy dabaat bu ñu deful projet KMS 3 KMS 2 ay toolu courant yu dul jeex dama gis ñu inauguré fi yu dul jeex. non c'est-à-dire ak toolu courant yi nga gis yu dul jeex yëpp loolu moo tax ñu jógee ci 250 mégawatts tey ñu nekk ci pour la première fois léegi ay giga la ñuy wax au Sénégal mais nee naa la malgré tool yooyu yëpp il faut que ñu continuer investir ci production bi malgré yooyu ngay wax yëpp il faut que transport courant bi fii liñ fi fekk dafa vétus dafa yàgg day manquer courant bi ca baaxatul mën na dagg à tout moment il faut que ñu créer Sénélec créer li ñuy wax redondance. D'accord. loolu dafa laaj investissement. je sais que 45% wu Sénégalais yi. amuñu courant. courant bi ñor na la. non. non c'est important ñor na la. ñor na ma parce que dafa tax ñenn Sénégalais jóg
defe ne ni que dañuy nax nit ñi ak ay campagne wuñ ko li nga wax nii dafa dugg ci bopp sénégalais yi waxuñu woon ni que non dañuy dindi yenn subventions yi mais ku bëgg a def 5 accès universel mais xaalis boobu nee naa la amul feneen ci taxes yi lañ koy jëlee. d'accord. dañ koy collecté dañ koy lebi. merci mais loolu boo ko bëggee def. waaw boo bëggee ñëpp am courant léegi 55% ñoo am courant peut-être 67% 70% ñoo am ndox. d'accord ñeneen ñi ci des suñu ay sénégalais. waaw. wala. d'accord Mame Mbaye. ki dëkk foog nga lemi amul courant kooku du sénégalais. Mame Mbaye est-ce que yaakaaroon nga ni. ci Sénégal dinañu dem ba distribution de flyers ñu mën la ci jàpp ngay dem police ak yooyu di est-ce que xalaatoon nga ni di ngeen dund ci seen air. ci egg ba liberté yi nekk ci difficulté bu mel noonu. ci distribuer rek ay flyers kese. non man du ma je vais pas être nihiliste wala maanaam ay amul ak ay am na dina ma jaaxal trop. bu fekkee ni que ci distribuer flyers rek la ñuy jàpp. non bay wax ni. xëy rek bu fekkee loolu rek la. non boobu ak léegi déggoo fi leneen loolu la. waaye déglu ma rek c'est que Papa Ngagne dégg na nee naa la sànq am na ci ay nit ñoo xam ni du question ni que dañoo am xam-xam du question ni que dañoo am leneen fa ñu féete nguur ak fa ñu toog daf leen ni tax a xam man mii am na loo xam ni xam naa ko ba may dee du ma ko wax yow mii am na loo xam ni da nga koy xam te man du ma ko xam police. dañuy nangu ni que ci loolu la liggéey police ma gëw ma ko de distribuer ay flyers rek waruñu cee jàpp kenn et jàpp naa ni que quand même police du ci jàpp kenn. parce que bu fekkee ñëw distribuer ay flyers la mën nga xëy di distribuer ay flyers ba Sine Saloum am nga ci droit dégguñu leneen de lu dul distribution de flyers lañu. dégguñu leneen waaw neel yow déggoo leneen. wala neel yow xamoo leneen mais bu fekkee ni que ci distribuer flyers rek lañ leen jàppee wax dëgg yàlla du dëgg du yoon mais gëw ma ni que distribuer flyers rek a tax ñu jàppale. d'accord loolu sax mën nañ ko apprécier parce que bu fekkente ni jàpp nga ni bu dee distribution bi rek la. dëgg du yoon. loolu mën nañ ko jàpp. mais Mame Mbaye leneen loo xam ni itam bëgg naa ñu waxtaane ko. muy Manko Taxawu APR dama ci dégg Moustapha Diakhaté. mu taxawal ko ma dégg aussi ñu ne. président de la république moo sàkku ñu dàq ko ci parti bi. ndax loolu am nga ci lu la leer wala déet. que président himself moo wax pour ñu dàq Moustapha Diakhaté ci. mais teg si parti bi day mënuñu cee dàq nit ci président wax ko. loolu moom dañuy wax rek dëgg ca yàlla tax. jàpp naa ni aussi xëyul xëy rek demandé ñu dàq ko ñun ñëpp gis nañ yëf yi fi mu jaar. te kenn du ko déglu kenn du ko laaj. dañuy xëy rek dàq ko. déedéet jàpp naa ni man dinaa am kerse bu baax wax sax ci lu jëm ci Moustapha Diakhaté parce que dama koo xam. te moom nga remplacé aussi ci palais. comme chef de cabinet. bi ma ko remplacé aussi def na kéemtalaay kàttanam pour ma mën a def sama liggéey normalement damay wax rek dëgg ca yàlla tax. très bien. damay wax rek dëgg ca yàlla tax. et ma jàpp ni que tamit wax yi muy wax ak lu mu mën a demee. ak nu mu mën a mel moom mën na bañ a egg fii nii ak président ak njaboot. non président moo fa waroon a bañ a egg ak moom. wala moom moo fi mu egg moom ak fi président egg ak moom. déedéet sëñ Moustapha ñun ñëpp gis nañ histoire jarul ñu ci dellu ci nettali lu rafetul wax lu rafetul la. ma gisuma fi lu rafetul man. waaw déedéet dama ko fee gisul déedéet yëf yi mënoo cee bokk man gis nga Papa Ngagne. bu ma amee lu ma metti wala lu ma d'accordul damay jóg dem bàyyi. am ngeen instance bu mu ko mën a waxee. ah si. am ngeen instance ban instance la bu ngeen ko mën a waxee. secrétariat exécutif. dina réunir tout le temps. waaw régulièrement heure bu ñu masaan a dem secrétariat exécutif. moom bokk mais déglu ma non secrétaire mooy scène bi. waaw mais déglu ma man membre laa. waaw man ak Moustapha ñoo daan toog ci ginnaaw. duñ tere kenn mu wax bi ma mujjee fàttaliku scène bi ma mujjee fàttaliku moom mu bokk ci. man bokk naa ci ñu ne ko waaye ñii dañuy sonal rek dañuy wax ay wax yoo xam ni président daf fi nekk ci tontu werante bi dañoo yàkkamti parce que mënuñoo continuer nag ba chaque 15 jours ñu def scène boo xam ne 2 heures du matin la moom moo jóg ni motion président nañ defal sa communication après ñu ubbi ñetti orateur après ku nekk dem donc am na fu ñu ko mën a waxee bu loolu weesoo mu seq ak président loo xam ni entre nit ak nit la mu seq ak njabootu président loo xam ni entre nit ak nit la donc yaakaar naa ni que mën na bañ a egg fii fi nga bëgg a yóbbu wax ji dama koy dagg léegi ay am nañu ànd ak moom taxawu kii yëpp.
non man waxuma ko de. waaw loolu dafa may cadre yu nekk ci APR yu ko wax. mais dégg naa ñu ne am na ñu nekk ci ginnaaw Moussa man bul ni man maa ko wax. xam nga dégg nga yow cadre yooyu ko wax dégg nga leen. dégg nga ay cadre yu nekk ci biir APR ñoom ñoo wax ni am na ñu nekk ci ginnaaw Moustapha Diakhaté. dafa ndànk pourquoi nga bëgg ma ko jiiñ. man xoolal. waaw man ñeme naa wax. am na ci ñu egg ba ni cadre yooyu sax ñu ngi def ay réunion nocturne. waaw mais boo mu dégloo pour comploter derrière. da nga bëgg a xam lan moo. waaw dama bëgg a xam waaw. waaw boo mu dégloo moo wax. waaw d'accord allez-y. loolu lépp dara amu ci. gisagoo cadre bu ñeme taxaw ni man Mame Mbaye Niang laa tudd cadre APR la lii moo am lii moo am amul. si fii ñu xaaral rek ma wax la fii ñu toll nii. mais Tamsir Faye li mu wax lan la. Tamsir Faye non parce que Tamsir ay dégg naa la wax. mu non fu ma dégg na. non déet non Tamsir li mu wax kay lu leer la. déet man li nga bëgg li nga fi nga man boo ma dégloo dinaa la wax. ok nee naa la amul ku nekk ci ginnaawam di def lii di def lii li am dinañ ci ñëw léegi ca commencé woon nañ ko wax. amul benn cadre bu réunir amul benn ku bëgg sëñ Moustapha ci ñun la bokkoon tey bokkatul ci ñun am na sañ-sañu samp yëfam. dañ ko koy nangul am na sañ-sañu dem defi xalaatam wax lu ko neex continuer wax lu ko neex mais dama jàpp ni que niñ mel ak moom fi ñu jaar ak moom am na wax yoo xam ni mën nañ ko moytu loolu rek laa jàpp. bu dee léegi ay cadre yuy taxaw ñun am nañ lu gën a garaaw loolu nga wax. am na ñoo xam ni comme ñi nga wax la ba ñuy xeex gisuñu leen. ba ñuy ut nguur xëy na ànduñoo ak ñun wala dañoo toogoon jàpp seen jàmbur président am yaakaar ci ñoom indi leen pour ñu liggéeyal réew mi tey ñuy nekk di jéem a xaaj parti bi ku nekk di ut sa groupe ku nekk di préparer. kon nga bëgg a wax. Amadou Ba nga bëgg a wax. non. dama lay laaj rek. non xaaral ndax Amadou Ba nga bëgg a wax. man toll naa foo xam ni. waaw mais ma Mbaye loolu man naa la laaj ndax moom nga bëgg a wax. soo ko bëggul wax ne ma bëgguma ko wax rek. bu ma bëggoon wax Amadou Ba dama naan la Amadou Ba laay wax. kon kan nga bëgg a wax. non boo ma dégloo. waaw di nga ma bàyyi ma eggale. ok dindi sama laaj bu ma bëggoon wax Amadou Ba. Amadou Ba laay wax bi ma amee problème ak Amadou Ba dama taxaw ni que li ngeen may laaj leen ko Amadou Ba. problème boobu dafa jeexagul ba léegi. dafa la problème boobu jeexagul. sa diggante ak Amadou Ba. non honnêtement damay wax rek. ca yàlla tax tey amuñu benn problème man ak moom jàmm lañ seq fu ñu seq dañuy toog waxtaan bu xamee lenn wax ma bu ma déggee lenn wax ko loolu lañ seq ànduma ak moom defuma leneen ñun ñaar ñoo ànd di muy def li mu mën pour jàppale président may def li mu mën. mais dama ni. am na ci seen biir ñoo xam ni. li jubati. ñi ngi xaajatle parti bi. non ñi ngi jéem waaw ñooñu. waaw loolu lu am la ku ci nekk di pexe mais boo demee boole ki ngay booleel danaa la xam naa lépp man wax naa la ko man ba ñu ma de moo tax ma ni la buñ fi xëyee dàq fi ay nit bu kenn wax ni que dañ maa beddi wala dañ maa war li ñuy def président yëg na ko li ëpp njëriñ ci li tax ñu war a bàyyi yëfi division yooyu mooy dañoo war a booloo liggéey bilan la ñu soxla dafa am ay points yu ñu campagne dafa am engagement bu ñu wax ak sénégalais yi mooy 5 points yooyu ñu wax. loolu dañ ko war a réaliser mënoo koy réaliser ba pare ñi nga nekkal ku ci nekk bëgg a créer sa ruq bëgg a tas sa parti te ñu ñuy song fu nekk ñu war a taxaw défendre loolu ay nit bëgg a nekk toog ci li ñu leen jox defuñu liggéey bi ñu leen war a defloo di jéem a ut ay nit wala di jéem a def leneen loolu nee naa goree di la loolu man maa ko wax. d'accord donc amul ay groupe cadre ak ay ñuy réunion guddeeg ay léeg yooyu ñuy wax. yooyu politique xeetu politique la bu amoon li am mooy nee naa la am na ñoo xam ni ci benn lañu ñaar lañu ñett lañu benn lañu ndax ñaar lañu ndax ñett lañu li ñuy wax ëpp na ñett ëpp na ñeent ëpp na juróom man ci diaspora bi laa jóge ñii di jéem a recruter fii di jéem a nax ñi kii naan may na créer ma groupe WhatsApp fii ma xam naa li ñuy wax et li may wax ni umpul président moo tax mani la ñooñu xëy na man moo ma gën a muñ parce que moom nee naa la danaan bàyyi naa la ak yàlla mais buñ fi eggee fenn fi wax dëgg yàlla bu leen nee may leen ma continuer liggéey parce que yéen liggéeyatu leen na Sénégalais yi xam ni que ñoom ñoo def lu ñu leen fi jëlee. d'accord léegi Mame Mbaye man li ma ci jaaxal mooy. boo nekkee ci parti aussi. am ambition. mais war nga ko mën a préparer aussi. parce que surtout président boo xam ni jeexal na ay mandaam. Normalement bu fekkente ni am nga ambition aussi mais loo war a préparer wu la. normalement. waaw loolu kay amul péché amul bakkaar nekku ci. Papa Ngagne da nga ma bëgg a waxloo ci mandat bi dinañ ci egg mais dama ni la am ambition terewuñ ko kenn mais nee naa la ñun léegi bi ngay wax bokk nga ci sénégalais yi jàpp ni que liñ nekk di def nii campagne wuñ ko. loolu déjà problème la. parce que ñun loolu la ñu campagne ñu tànn ay nit ci suñu biir ëpp ñu fi mérite gënuñoo xeex
dàq ñu fay jàng ni leen yéenay doxal li ñu campagne ñu nekk di ko doxal mu am ay incompréhension am ñuy attaquer loolu sa wareef bi jiitu mooy jóg jéem a défendre loolu. bañ a sàmm sa der. waaw loolu moom defuñu ko. waaw bañ a sàmm sa. loolu moom defuñu ko. ma defuñu ko moo tax te teguñu ko fenn aussi. waaw ci jubadi lañ ko teg. teguñu ko fenn ak ci goree di nag mës ta fay fenn daal teguñu ko fa. waaw léegi beneen bi am nañ droit am ambition man. ëpp ñu ma ambition man. dana def ni ñoom ëpp ambition non ëpp ñu ambition. nit ñi bàyyi woon li ñuy def yëpp dem toog ak nit ne ko sa yaakaar lañ xalaat sampal lii toog di jàng. di xool ñu jàllale la fii jëlee la fii mais dañu ëpp ambition. d'accord mais man man Mbaye man mandat bi du ma la ci wax loo parce que dégg naa li nga ci waxoon. la nga waxoon mooy président bu bëggaatee def benn mandat du ma ko ci jàppale. loolu moom archive yi ñu ngi fi. waaw loolu nga waxoon. donc man loolu man du ma la si laaj man. jërëjëf kon bu ma ci laaj non loolu du ma la si laaj. la nga waxoon mooy président su bëggee defaat beneen mandat man du ma ko si jàppale. non comme que doo ma ci laaj. alhamdulilah non mais lan ma doo ma ci laaj ma kay merci beaucoup. non ma Mbaye non loolu nga ci waxoon. ndax loolu nga maa ko waxoon de maa ko waxoon. mais loolu ngay confirmer ba tey maa ko waxoon. yaa wax lan. li nga wax nii ni nga non mais loolu jarul ñu koy mii ma ko laab bi ci vidéo la ci référendum yi la ñu ni Macky day préparer pour teg deuxième mandat ñi nga wax ñi ñëpp dajaloo daan ni non constitution bi muy changé pour daganal góor jigéen la ak pour def troisième mandat ak pour dindi kilifteef. loolu la ñu waxoon. man ni leen lii ngeen di wax nii bu fekkee dëgg la man mën naa leen a giñal ci alxuraan ni que bu ko dee def sax man du ma ko jàppale maa ko waxoon man Mame Mbaye Niang. léegi da ngeen bëgg ñu prononcé wu ci. waaw duñ ci prononcé wu xam nga lu tax. est-ce que xam nga lu tax duñ ci prononcé wu est-ce que dem nga ci beneen parti politique ni ko kan mooy seen candidat pourquoi ñun ñuy wax ñun fi ñu jëm. pour que ñu teel ñu préparer te ñu am lu ñu wax ak nit ñi te sàmmaguñ ko. Mbaye man ngay waxal. waaw mais yow laay waxal dégg naa nga ni candidat nga mairie bu Ngor yaa ko waxuloo ko loolu. maa ko wax. mais waxuma sax candidat mairie Ngor dama ni leen candidat mairie Dakar la mais comme que. mais Ngor ngay commencé. Ngor laay commencé Dakar la ñuy mujjee. loolu laa wax Mame Mbaye yow nga ñemee wax loolu. waaw te yeneen candidats yi déclaré guñu. waaw te yow xamaguñu sax élection yoo xamaguñu kañ la. waaw ñu les local nga mën a taxaw ni candidat nga ci. waaw mais nga ni yéen du ngeen wax ci présidentielles yi kan mooy seen candidat. waaw mais parce que dama jàpp ne que élection bi gën a jàmp bi ëpp solo ca li teew ca ñu war ko lijjanti mooy élection locale yi pourquoi ñu bëgg ñu wax loo ci loo xam ni normalement am na ñaari élection ci diggante bi pourquoi ñu bëgg ñu ko waxlu fan lañ ko teg nañ nekk ba egg ci loolu. après ñu soog a wax ñun lan la ñuy def lu tax ngeen bëgg ñu wax ñun lan la ñuy def pour que ñi ñuy xëccool jógal ñu fagaral ñu préparer ñu duñu ko def xam nga lan la ñuy def juróomi ponk yi ñu campagne pour falaat président pour mu def mandat bi juróomi ponk yooyu la ñuy lijjanti ut nuñ ko remplir même bu dee nuñ ko réaliser même bu dee à 80% pour que bu ñuy jógaat parce que élection yi di ñëw dañuy bokk. bu ñuy jógaat ñu mën a fexe. Mame Mbaye liñ leen laaj du laajuñu leen seen candidat. waaw parce que laajuñu keneen candidat am. waaw ñun li ñuy wax mooy ndax Macky Sall. day nekkaat candidat wala déet. waaw léegi nee naa laaj bi mu loolu rek la. waaw léegi. mais laajuñu leen seen candidat léegi da nga bëgg ma tontu la. waaw nee naa la négal ba ñu pare local yi négal ba ñu pare waxi législative yi parce que bu leen fàtte ni que. problème boobu dafa am ci mooy que législative bi dafay empiéter léegi ci mi-mandat bi donc 5 ans yëpp dañ ko négal ba ñu régler problème mu ñaari élection yooyu noonu buñ ko régler man bu ma ñëwee fii bu ma toogee boo nee ma Mame Mbaye Macky Sall ndax candidat la dinaa la wax waaw wala déet mais lii nga ma wax loo defe ni dama ciy rocceeku wala di mooy ki man maa ko wax. d'accord loolu leer na Mame Mbaye dañu nekk nag ci jamono boo xam ni violence bi ñuy dégg yaa ngi koy gis. ay bakkan yoo xam ni ñu leen di reyee dafa ñaaw. te loolu li ñu koy dégg ci jamono ji moo ëpp sax li ñu ko daan dégg bu njëkk. ndax loolu seen gouvernement mu ci responsabilité ci ñaari yëf. bi ci jiitu mooy ci sécurité lañ doon xaar ci yéen sàmm nit ñi sàmm seen alal. loolu gisuñu ko beneen bi ci des aussi mooy yi ñu ciy dégg yu ci bëri xëy na est-ce que du jafe-jafe ci wàllu emploi aussi moo ko indi ndax jombul ne li président digoon ndaw ñi bu leen ko joxoon. jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu yenn fitna yi du am. non xam nga violence moom ak forme bu mu mënta nekk dañ koy condamner. et defe naa amul benn doomu aadama buy nangu ñuy faat beneen doomu aadama. ci lu yoon tënkul doomu aadama moom li mën a jël bakkanam yoon da koy tënk soit mooy mu doon dëkk boo xam ni
dañ naan ku def lii ku def lii mais keneen ku faat doomu aadama ci beneen fànn rek wax dëgg yàlla loolu dañuy jàpp ni que du lu baax du luy defar du lu baax ci société mais ma jàpp ni tamit nañu xool bu baax am na ñaari yëf yoo xam ne il faut ñu xool ko mënuñu ci tudd état bi rek parce que jëkkër bu rey jabar defe naa loolu état bi pratiquement amu ci responsabilité boobu ñu ko mën a jiiñ ñu assuré wul sécurité. mais psychologiquement non psychologiquement la question aussi qu'il faut se poser. waaw li ñu war a laaj suñu bopp. waaw mooy ñun ni ñuy dundee lan moo ci soppeeku ba nit ku ñemewul woon def yenn yi ñeme koo def ñàkk rek du ko sabab niñ daan dundee. am na lu ci soppeeku lu tax tey. jëkkër mën a rey jabar lu tax nit mën a jël paaka ngir ñaar téeméer wala juróomi dërëm mu jaral ko wala nit mën a dem dagg bopp nit pour def ci leneen donc am na lu changé ci ni ñuy dunde loolu ñaar rek a koy tënk diine ak aada lan nga bëgg wax ci diine ak aada ci diine ak aada soit li ñu ni ñu gëmee woon gëmeetuñ ko wala aada bi am na luñ ci bàyyi parce que bu ñu demee ba def lu ñaaw nit jommatu ko problème am na bu ñu demee ba nit sàmmatul digganteem ak yàlla problème am na loolu problème de société la du état bi rek ñu ñëpp ci am responsabilité. mais état bi moo ci jiitu. non état bi ci li mu jiitu déedéet état bi ci li mu société bi état bi lañ ko dénk état bi ci li mu déedéet fii état dañ naan la l' état est laïque tey jii bu la neexoon nga samp fii bon. comme que bëggoo ma tudd la nit am na droit samp fii xërëmam. di ko jaamu. mais dina laaj autorisation. déedéet état déedéet. ah kay déedéet booy samp dara ci mbedd mi. déedéet ma ne ku mu neex nga samp lu la neex sa kër jaamu lu la neex. ok loolu mooy laïcité. mooy est que gestion wu état bi jëlul diine en compte. kon da nga jàpp ni ay diine yu bees dafay. non du dama la jox li ma la bëgg a wax mooy. waaw xam nga da nga ni ma rey yi dafa bari. dafa bari te ñaaw. dafa bari te ñaaw. voilà. donc lu fi amul woon. par exemple benn nit nga jël juróom fukk ak ñeent ci ay paaka di ko jam. waaw loolu dafa atroce. waaw moo tax ma ni la loolu pour mu mën a nekk mooy est que mentalité nit ki moo changé. et mentalité nit ñaar moo koy tënk ngëm-ngëm ak aadaam. xam nga am na ay aada yoo xam ni loolu nangu nañ ko. d'accord wala dañ koy encourager wala am na ay ngëm-ngëm yoo xam ni loolu mën nañ ko moo tax ma ni la ñaar yooyu lañ war a saytu muy ngëm-ngëmu nit ñi diine nit ñi ak aada yi ñu tënkoon ba doonoon barrière pour que yu mel noonu di fi am loolu mooy première analyse bi ñu ci war a def beneen bi nee nga est-ce que ñàkk bi taxul. mais defe naa ñàkk aussi. ñàkk xëy surtout. non mais ñàkk xëy surtout. papa ngañ da nga ma bëgg a wax loo politique rek. man du ma bokkuma ci ñiy miim naan problème mu emploi amul ci réew mi. problème mu emploi am na ci jeunes yi problème mu emploi am na Sénégal problème mu chômage am na Sénégal mais boo ma ko waxee dama naan la bañ yi ñëw fii lañ ko fekk tey jéego bii lañ ci def ndax matale nañ ko matale wuñ ko buñ ko matale woon duñ demande deuxième mandat. mais dinañ ci mandat bi nii ci ligne campagne boo demee déglu ko am na ci 1 million d' emplois yoo xam ni ñi ngi teg ay pexe pour que 1 million d' emplois yooyu am loolu moo ci suñu sañ-sañ. mais neewuñu dinañ saafara lépp. léegi beneen problème bi ci am mooy dafa am intervalle dafa am génération boo xam ni dina jafe trop parce que jàngal leen wees na jàngal leen métier wees na jàngal leen école wees na. ñooñu il faut gab boobu ñu am fu ñu leen dugal mais ñii di ñëw ñi soppi nañ njàng mi pour mu mën a méngoog jamono créé nañ. mais ñooñu ñooñu aussi ñi ci ëpp ku jaayul yaa ngi jënd. waaw yaa ngi ci leneen loo xam ni xëy na. bu ñu ko yombalee mu environnement boobu. non moo tax xaw a am jàppandal. non moo tax lu mel ni DER am procédure yi allégé wu moo tax lu mel ni ANPEJ am moo tax lu mel ni PRODAC am. pour que génération boobu parce que ki dem ba am ñaar fukki at jàngal ko mu dem jàngi école jafe na mu dem ba jàngal ko métier jafe na donc dañ koy wax xoolal ci service yi ci service yi nga mën a kii nan lañ lay yombalee ñu jox état bi yombalal la ko jox la dara moo tax risques yi bari ñi ñuy lebal du ñu fay parce que dañuy essayer du sotti mais ni ñu koy régler ci dans le temps mooy soppi njàng mi
et loolu def nañ ci jéego yu bari. matale wuñ de ñi ngi jéem a tabax yeneen ñaari université yu bees yoo xam ni ci yeneen xarala la ñuy jàngale nit ñi ñi ngi jéem a créer ay centre de formation professionnelle pour que ñi nga xam ni sax duñu egg bac parce que ñu bari. diggante entrée en sixième ba BFEM la ñuy yem ñooñu ñu créer leen ay écoles yu ñu dem matagul mais commencé na. et lu ñuy gis la jëlagul ñëpp mais loolu ci diir bu toll noonu lañ koy régler mais ñiñ fi fekk mu ni kët ni jonn ñooñu ñooy wax ji. mais bu doon ci loolu ngeen jublu tegoon fële affaire terre ak autant de milliards yi ngeen ci def. est-ce que gënul woon nekk priorité. li nga énuméré nii. non ma mbay. non man aussi ci dama lay wax non dama li nga énuméré mu nekk lu social. waaw am solo. est-ce que bu fekkoonte ni du loolu ngeen def bu ngeen ko defoon priorité. est-ce que du gën ci askan bi. mais def ko priorité moo tax ñu jógee ci 24 000 places formation professionnelle dem ci 80 000 places c'est-à-dire indépendance ba 2012 24 000 places formation professionnelle moo fi amoon 2012 ba 2019 80 000 places formation professionnelle moo fi am indépendance ba 2012 ñaari université ñoo fi amoon yu taxaw yeneen yi ci yenn régions yi la nekkoon bon mën nañ jàpp ni ko turu université la xeeb ma ñu fay jàng mais infrastructure yi taxawul woon bu ñuy egg 2024 ñeenti université yu mag ñooy taxaw yu mën a accueillir ñaari université yi dina mën a accueillir 120 000 étudiants. loolu ci indépendance ba 2012 lañ defoon ñaar 2012 ba 2024 dinañ am ñeenti université mais loolu Pastef lañ ko def. ça veut pas dire que dañ jël xaalis bi di ko yàq ci TER. TER bi. peut-être ñiy wax dañoo xamul. ma dellu si waat ci courant bi. non waxuma yàq man priorité rek laay wax. parce que da nga ma fi énumérer loo xam sax ma yaram sax daw na. ci jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ngi koy am. yéene bi ngeen am ak saafara bi ngeen ci am. université yi ngeen ci war a def. man pour man loolu dafa gën a nekk priorité. ay TER ak lu kenn xamul. non xam nga lu tax TER bi war a bokk ci priorité yooyu. parce que tey umpul kenn ni que classe moyenne bi yokku na ñi am oto Papa Ngagne 2012 ak ñi am oto léegi xam nga ni du benn. gis nga ni que embouteillage yi même autoroute à péage bi malgré liñ effort yi ñu ci def yëpp autoroute à péage bi sax commencé na am embouteillage am de léegi boo bëggee dem Diass ci yenn zone péage yi man nga fa def 10 à 20 minutes ci loo xam ni xëy na 2013 2014 non dafa nekkatul péage moo tax rek. non péage la ba léegi non dafa nekkatul péage rek dafa nekkatul autoroute à péage. non su ko nekkee woon kay xam nga ni doo fa gis yenn bouchons yi nga fay gis. man mi nga xam ne maa dëkk dans la banlieue. nga xam ne damay nekk ci yoon bi. pour def 3 heures de temps pour mën a egg ci guichet bi. voilà plus de 3 heures de temps. waaw xam nga boo defee 3 heures de temps et n'empêche autoroute. plus parfois waaw non xam nga autoroute bu njëkk baa ngi dox péage baa ngi dox. kon donc oto yu yokku na ba que tali yi ñu am attanatu ko loolu moo tax mise ci TER bi am solo nee naa la jafe-jafe bi muy saafara dëgg fii ak fukki at la parce que fii ak fukki at diggante Dakar ak Pikine Guédiawaye Tëngéej ba Diamniadio li fiy dund ci ay sénégalais dina xaw a jege 10 millions. transporter 10 millions de sénégalais donc 4 millions yi dañu am oto transport du am. d'accord. mobilité urbaine bi day am problème loolu moo tax ñu xalaat def TER. ñu gis ni que TER bi doyul. ñu yokk ci BRT. mais loolu mooy planification bu fekkoon ni que defuñu ko priorité. mais kon fii ak 10 ans ñun li ñu donn ci courant bi la kii ñeneen ñi di donn ci mobilité urbaine. d'accord buñ loolu dañ ko yamuñu ci mobilité bi dañ ko def ci ndox def ko ci courant def ko ci santé nekk di ko def ci éducation. mais li ñi war a nangu mooy que loolu mënoo ko def ci juróom-ñaari at mënoo ko def ci fukki at xel mën naa nangu ni que da ngay door. dégguma li nga wax de. ma ni mënoo ko def ci juróom-ñaar mënoo ko def ci fukki at mënoo ko def ci fukki at ak juróom kon dafay laajaat beneen mandat nga yeggale ko. même laaj na sax ñaar fukki at. c'est-à-dire Sénégal bi ñu bëgg léegi. ci ñaar fukki at wala juróom fukki at ci ñaar fukki at ak juróom. yaakaar naa ni que war na loolu. moo tax. président xalaat def PSE 2035 limitam. d'accord xam nga ak loo ñu ji ñeenti mandat xanaa 2035 xalaatoo ni dinañ fi nekk président Macky Sall. du ma leen weddil dara maa ngi ñaan du ma leen weddil dara maa ngi ñaan dara laa leen dul weddil 2035 man kay samay pexe bu jubee. suñu parti moo fi toog ba date boobu. kon jeex na kon moo tax man du ma leen weddil dara. léegi li ma la bëgg a laaj foofu mooy beneen aussi wax nga candidat nga ci ville de Dakar. mais je pense que pas par ñu voté ñu nommé la fa par décret. non parce que lu ñuy ruumandaat la aussi. non ruumandaatuñu man dama ni. par décret. non c'est-à-dire. maire de Dakar par décret. bu dee par décret sax man du ma bokk. ok man dama lay wax
bu fekkee par décret la wax dëgg yàlla. sama ngor mais mën naa ko wax sénégalais ci télé dinaa ne ko président utal keneen. mais bu fekkee xëccoo la élection la dem gis sénégalais la. très bien boobu bokk na. ok loolu am na solo. léegi xaaral dama am ay question yu ma bëgg a gaaw parce que heure bi aussi. dama lay eggale rek nga baax na ñu xam ne nga li may wax bariwul. président dafa commencé acte 3. mu war a am finalité. c'est que dafa am raisonnement bu ñu war a egg li tax ñuy xalaat capital te du yem Dakar rek jàpp naa ni que entre Dakar ak Diamniadio mbébét bi ci président am ay district la war a nekk. mairie Dakar tey du fay mbalit du fay courant te pourtant am na ay taxes man li ma gëm mooy que budget boobu 54 milliards ba leneen ñu renforcer ko communes yi moo tax ma wax la li ma lay wax. li logique. mooy ñu renforcer communes yi. ça veut pas dire ni ko bëgguma nekk maire Dakar. mais nee naa la bu nekk waaw nañu renforcer commune décentraliser. non surtout décentralisation ça veut pas ni que dama bëgg a nekk maire Ngor ay emploi non ni ñuy dunde lañ bëgg a changer. organisation bi ni ñuy dunde c'est-à-dire mënuñu dëkk Ngor am budget à peu près 3,4 milliards te du impacté waxuma pour ñu wut ay emploi mairie amul responsabilité mais ni ñuy dunde ak environnement bi ñuy dunde 3 milliards 500 yi war na ko mën a impacté. d'accord war na mën a changer. ni melokaan bi. war na mën a changer répartition parce que Ngor mooy commune bi gën a riche ci Sénégal. ok d'accord fi nga jógee aussi muy ministère du tourisme. dégg nañ fa ay coow ay nit yoo xam ni dañ fa doon yow yaa leen fa embauché woon ñu jëlee leen fa lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñeent. yëg nga coow boobu. waaw bi ma nekkee Londres laa ko dégg mais damay wax ni que loolu amul man en tout cas. gis naa benn communiqué gis naa benn article bu ñu bind ni xaw ma man ki ma fa jiitu ak ki ma fa uutu ñoom ñaar ay xarit lañ xaw ma loolu bu ñu ko defee def nañu fi naar fekk parce que man lépp lu ma def mën naa ko assumer ministère amul vocation wu recruter agence yi ñoo am vocation. ay chauffeur ak ay kii waaw xaar ma wax la. yooyu kay non xaar ma wax la dama lay wax rek pour te dire ni que li ñuy wax amul man bi ma fa ñëwee ñi ma fa fekk ci ay contrat ñi ma fa fekk. ci ay projet de développement touristique yàlla laay jël seede ak ñi ma doon liggéeyal ñëpp laa fa bàyyi xooluma kii moo ko fi indi xooluma kee moo ko fi indi li may xool mooy que ay sénégalais la. mais am na ñu fa indi aussi non bien sûr. bien sûr li ma def. ba mu pléthorique ba mu nekk loo xam ni dafa jéggi dayoo. non man li ma fa recruter man sama bopp bi ma fay nekk li fa DAGE bi recruter matul 17 personnes matul 17 personnes. 84 la ñuy wax de. mais moo tax ma ni la ñi koy wax waxuñu dëgg bu fekkee ni que ministre yi ñuy wax ñoo ko bind waxuñu dëgg sos nañ encore une fois ci buñ bëggee buñ puus ñi ñu wax parce que wax nañ ko ñu cell ñenn ñi def ay. puus nit ñi ñu wax ci lan non c'est-à-dire bu boobaa man dinaa génne contrat yi ñu fa signé li ñu def mooy ñiy bale ñi fa fekk ñuy bale entreprise bi ñu fa fekk ñuy bale. laa ni nañ leen signer contrat moo gën ñuy jël intermédiaire mu leen di fay parce que xel nanguwul man nit laa je suis humain c'est-à-dire entreprise jël la di la fay 50 000 ci entreprise bi di facturer état bi 60 000 di facturer état bi 150 000 ma ni jël leen contrat yi ngeen signer ko ñii ñu nekk ay agent ay contrat à durée déterminée contrat yi jeex na moom renouvelé wu ko c'est son droit mais bu ñu nekk di yàq deru nit ñi wala ku bëgg a def leneen nga dem defi leneen mais toog di yàq deru nit ñi naan recruter na kii effectivement am na ay programme de développement touristique ay programme de développement yenn yi ci secteur digital leneen ni agent de nettoiement la ñoom dem jëli entreprise lañ gisoon muy jël yeneen ay jeunes sénégalais wala ay jeunes ay nit ay di leen fay moitié li abi di fay parce que entreprise la day am kii moi j'ai demandé à ce qu'on recrute directement pour que quand même li ñuy am mën a yanu maanaa parce que ay nit lañ mais keneen ku fi wax leneen 84 personnes amu fa loolu li ñuy wax noonu mënut a nekk et bu fekkee ni que ñoom ñooy def communiqué di wax loolu mais je vous dis ni que li ñuy wax amul te buñ ko waxee ils sont irresponsables bu fekkee ñoom ñoo ko wax loolu mooy dëgg. d'accord jërëjëf Mame Mbaye Niang mu nekkoon émission Faram Facce bu ñu la doon dalal mais dinaa la bàyyi ci ay minutes. nga def bu fekkee am nga message boo xam ne bëgg nga ko jagleel askan bi. waaw di la remercier surtout tamit di remercier ñi ñu doon seetaan jàpp naa ni waxlooti nga ma fexe nga ba génne ma mais def naa sama kéemtulaay kàttan pour pour bañ a wax ju ñaaw. ak pour bañ a wax tamit lu dul dëgg. mais damay woo
ñi ci jiitu mooy ñi ànd ak président de la république partem woo mouvance présidentielle bi woo sénégalais yi ci ñu jàppale président parce que soxla na ko fii ñu jëm nii ci jubbanti gu metti lañ nekk bu ñu bëggee pérenniser mooy maanaam bu ñu bëggee dëgëral jéego yu bari yi ñu def mooy il faut que ñu nangu ay lay nag am na ay sos am na ay wax lu dul am na xëy na ñi waroon a taxawuñu mais sénégalais yi ko fal lay ñaan ñu taxawu ko ndax soxla na ko du dafa matadi waaye nit kuy jëf bëgg nga jaajëf bu fekkee ci ñi mu tànn am na ñu ci am taxawaay boo xam ne rafetlu wuñ ko ñu jàpp ni que du moom mais ki mu tànn la mais di ñaan tamit ñu jàmm am ci réew mi ñu def suñ kéemtalaay kàttan ñu bàyyi njariñ li gisuma ci sama bopp ndax réew mi gis na ci boppam rek moo am solo sénégalais bu nekk def li nga xam ni mën na jëmale réew mi kanam sénégalais bu ci nekk xalaat loo xam ni mën na jëmale réew mi kanam sénégalais bu ci nekk di jëfe loolu defe naa loolu moo ëpp njariñ jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon ministre chef de cabinet Mame Mbaye Niang moom itam ñu am mbégte di ko recevoir wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ni ku ñu sawar di recevoir la ndax à cœur ouvert la lay tontu te itam mu jël question yi ci philosophie bu baax parce que ku nekk xam na ni question yi li ko tax a jóg du dara lu gindi askan wi mooy li waral question yi ak ni ñuy aborder émission bi loolu itam mu comprendre ko bu baax a baax ñu ko ci remercier waaye di ko remercier itam ci ni nga xam ni noonu la oyofee di wuy si télévision Futur Média saa yoo xam ni soxla nañu ko loolu itam ñu ko ci defal. non partie boobu man maa lay remercier bariwul lu ma koy def. bon xam naa ñu bari waxoon nañ ma pour ma ñëw wax. mais nit tamit da ngay gore. man ñu ci bari ci yow lañ ma xamee. sama yar mayu ma nga woo ma ni ma mais ñëwal wax. yow laa bëgg a def invité du ma ñëw. même bu ma décidé noppi. yow bokk nga ci ñi nga xam ni mën nañ ma génnee pour ma ñëw wax. donte fi ma nekk nii bu ma sañoon sama wax du bari. mais yow sa melokaan ak sa taxawaay ak sa dëggu. sa dëggu kuy ñëw ci yow du xalaat ni que non kii dina ma jéem a piéger dina ma jéem a wax li parce que du sa melokaan. man ñi ma xam nañ ni du ma wax lu ma gëmul. di la ci remercier bu baax. et di la encourager di la wax ni que dëgg rek ci li ñu nekk mooy dëgg. dëgg mooy mujj. te ku doxewul dëgg. doo mës a am ndam. jërëjëf merci Mame Mbaye kon mbokk yi ñu jox leen rendez-vous incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey.